asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimila ci xibaaru njolloor si midi tegal na ñeent fukki simili ak juróom fii ci Dakar ak li ko wër ñu fas yéene leen jukkil li ci gën a fës. dañu koy dooree ak lu jëm ci ñàkku AstraZeneca moom nag dinañu wéy di ko ñàkk askan bi loolu ki ko xamle moom moo di rek ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr moom Abdoulaye Diouf Sarr nag xamle na ni moom lii di AstraZeneca bi daañu ko wéyal di ko ñàkke waaye tamit am na ay matuwaay yu am solo yu nga xam ne daañu ko teg ngir aar askan bi ngir tamit di ci gën a farlu muy li ñu tuddee pharmacovigilance moom Abdoulaye Diouf Sarr nag mi ngi xamle loolu ginnaaw bi mu doon dalal équipement yu bees ay jumtuwaay yu xarala ca hôpital bu Fann bu président de la république Macky Sall daal di xamle ni dina amal ñetteelu mandat daañu dem waaxu jëjjati ko ca palais ba loolu ki ko xamle moo di Ousmane Sonko leaderu Pastef ginnaaw bi nga xamee ni dem na nemmeeku ji kii di Khalifa Ababacar Sall moom nag ak Khalifa Ababacar Sall ci li ñu waxtaane bokk na ci li ñuy mébét taxawal kuréel gu yaatu gu nga xam ni dinañu mën a dinañu war a sàmm bokk lii di démocratie ci réewum Sénégal waaye tamit daal di taxaw jàmmarloo ak nguur gi ngir mu dakkal tëj gi nga xam ni da koy tëj ci ñi nekk ci kujje gi tekki ci réewum Sénégal lu mën a nekk la li koy firndeel Fallou Seck ñu gën koo xam ci Fallou Café moom Fallou Café nag ci njaayum café Touba lañ ko ràññee lu mat fukki at ak ñeent mi ngi nii mu ci gis boppam di ci daan dooleem di ci suturlu naka noonu yi tamit lu toll ci juróom-benn fukki ndaw jàppale na leen ba ñoom i tamit ñuy jaay café Touba googu ba yi tamit xéewal di ca génn lan mooy café Touba nan lañ koy jaayee ak nan lay def moom ba génn ci dinañ leen ko xamal ci biir xibaar yi la ci wàllu li ñuy tëjee mooy rek revue de presse muy li gën a fës ci yéenekaay yi El Hadji Baba Ndiaye dina ñëw faram-fàcceel leen ko bu nee saa. bisimila mbokk yi ci faram-fàcce xibaar yi vaccin bi di AstraZeneca jur coow ba yenn réew yi daal di koy dakkalandil loolu yi nag ex fekku ci Sénégal ndax ki nga xam ni moo di jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr nee na dinañu wéy di utiliser ñàkk googu di AstraZeneca waaye nag dafa am rek lu ñu tuddee dispositif bu am solo bu ñuy teg ngir aar askan bi ngir tamit topp seen wér-gu-yaram muy pharmacovigilance loolu nag dinañ ko samp ngir rek lii di AstraZeneca te gisaguñ ci loraange ñu wéy di ko jëfandikoo ci biir réewum Sénégal loolu nag jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi ko xamale ginnaaw bi muy dalal matériel bu mucc ayib bu nga xamante ni hôpitalu Fann moom moo ko am Aïssatou Kane Moussa Fall. ñàkkum AstraZeneca ngi woy Sénégal ci lu jëm ci mbirum ñàkk bi kilifa yi taxawal nañu ay jumtukaay ngir saytu lépp lu ci jëm ci bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi Abdoulaye Diouf Sarr. kon nag ñun am nañu benn dispositif de pharmacovigilance boo xamante ne day surveiller bés bu jot lépp lu ñuy wax effet yi xamante ne donc day am après vaccin loolu ñu ngi koy surveiller ci anam yu mucc ayib may rassurer sénégalaises ak sénégalais yi di leen wax ne Sénégal dëkk bu mag la ci wàllu donc médecine dëkk bu mag la ci wàllu vaccination parce que ça fait 40 ans ñuy vacciner donc lépp loo xamante ne war na ci pour que ñu encadrer dispositif dans la sécurité ñu ngi ci maa ngi dalal xelu ñëpp ñu ngi continuer suñu stratégie de vaccination ci kaw ñaari vaccin yooyu muy Sinopharm ak AstraZeneca. jëwriñ gi yor wàllu wér gi yaram nemmeeku na ñett bërëb ci hôpital Fann. def nañu parcours boo xamante ne ñetti niveau la premier niveau bi laboratoire biologie et de biochimie ba ñu gis nekk na loo xamante ne lu ñu rafetlu la parce que ci wàllu laboratoire Fann am na loo xamante ne tey amul dara lu muy jéggaani feneen. gis nañ aussi ne service pneumologie ñu ci remercier bu baax Eiffage ak Sénac parce que vraiment jàppale nañ ñu ba ñu mën ko moderniser mooy moderniser rez-de-chaussée bi ba mu changé wu totalement d'ailleurs instruction yi ñu joxe mooy que avant fin d'année il faut que mu nekk service boo xam ne dafa homogène mooy ni rez-de-chaussée bi mel noonu le premier bi mel noonu le deuxième bi mel. taxaw fii nag génn léegi ci service imagerie bi ñu gis fa loo xamante ne lu ñu rafetlu la gis nañ fa scanner bu bees boo xamante dernière génération la gis fa aussi IRM.
nguuru Sénégal génne koppar gu takku ànd seeg Sénac FHSA ak directeur hôpital Fann ngir taxawal li nu mel. état Sénégal moom moo ko def mën nañ rek nate ne Sénac ak FH am na fukki millions yoo xamante ne dugal nañ ko pour que ñu rénover service pneumologie bu hôpital Fann mais leneen li ngeen gis yëpp nag effort état bi la. jëwriñ bi di Abdoulaye Diouf Sarr ngi rafetlu liggéey bu mag bi ñu taxawal ci hôpital Fann ndax it dina tax ñu mën a liggéey ak xarala yu yees yi. ñu daal di àddu jëmale ci woppi coronavirus ji ak tolluwaayam ci bésub tey bi am nañu lu mat téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas positif yu nga xam ne ràññee nañ ko ci juróom fukk yi ak juróom-benn ay cas contact lañu téeméer ak fanweer ak juróom-benn ay transmission communautaire maanaam ñu nga xam ne am nañu ko te kenn xamul ku leen ko wàll am na nag ñeent fukk ak ñaar ñu nekk ca Sowétas naka noonu yi tamit juróom-ñeenti nit ñàkk nañ ci seen bakkan limub ñi ci ñàkk seen bakkan ba wopp ji duggee ci Sénégal ak léegi mi ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama tey ji nag am na ñu nga xamante ni wér nañu ba ñibbi seen i kër ñu toll ci lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñett ak ñetti nit ñu nga xamante ni wér nañu ba ñibbi seen i kër tey ci talaata ji lu mat junni ak juróom fukk ak juróom-ñeent daal di nañu leen ñàkk loolu nag wane ni rek nit ñi ñu ngi wéy di ñàkku saa su nekk. ñu àddu jëmale ci wàllu politique ak conseil constitutionnel recours bi nga xam ni ñii di waa assemblée nationale wala ñenn ci waa assemblée nationale ànd ak Ousmane Sonko dañu ko déposé woon ca conseil constitutionnel ngir li nga xam ni mooy yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ñu daal di koy dindi loolu yi nag am na ko nga xam ni xam-xamam màcc na ci wàllu yoon xamle na ni lii di conseil constitutionnel bu ca àddoo yi tamit danaan man awma ci sañ-sañ mënuma caa dogal loolu yi daal di koy delloowaat nañ ko defe woon ci mbirum kii di Khalifa Ababacar Sall naka noonu yi tamit leneen li nga xam ni moom la ñu ci ràññee moo di ni rek lii di conseil constitutionnel amul sañ-sañ wala boog doole ju nga xamante ni war naa gàllankoor lu jóge ca assemblée ba loolu nag mi ngi Maram Ndiaye moo nu ko jàngatal. ginnaaw ba ñu yëkkatee mbalaanu kirlaayu député bii di Ousmane Sonko ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci kujje gi dañoo jëloon xeex bi daal di koy yóbbu ci conseil constitutionnel ngir rek ñu daal di delloo Ousmane Sonko li nga xam ni moom moo di boobile mbalaan waaye nag seen sàq boobu nga xam ne rek def nañ ko daal di koy déposé ñetti fan ci weeru mars bee ñu génn ñu tolloon ci fukk ak juróom-ñeenti député nekk ci kujje gi ak ñoo xam ni ñoom la ñu tuddee non aligné loolu dafa mel ni du moom mooy gànkal liggéey bi nga xam ne rek door nañ ko ngir rek àtte kii di Ousmane Sonko ci mbiru sàq bi nga xam ne rek dañ ko koy jiiñ jamono jile ci xibaar yi nga xam ni taataan nañ ko ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci conseil constitutionnel ñoom boobu la résolution ñoom su lu ñu nar a sukkandiku rek pour neenal ko mooy dañoo gis ne rek résolution boobu mënul am ab recours ndaxte sukkandikuwul benn yoon ci ab loi comme que ñoom nag conseil constitutionnel mënuñoo wax ci ab résolution seen dogal bi nga xam ne rek dinañ ko jël mooy dañuy xamal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fa déposé woon ab requête ñi leen ñoom amuñu sañ-sañu àddu ci lu nu mel te loolu bés buñ ko defee sax du guléet ndaxte ci fàttali juróom-ñetti fan ci weeru décembre ci atub 2017 taxawaay bu ni mel la ñu amee woon ci mbiru Khalifa Ababacar Sall ginnaaw ba ñu bëggee woon ñu delloo ko li nga xam ne rek moom moo di mbalaanu kirlaayam ki ñu baaxee xibaar bi moom la mu wax leer na amul benn disposition ci constitution bi wala ab loi boo xam ne rek moom mooy jox sañ-sañ conseil constitutionnel mu daal di addu ci ab recours boo xam ne rek sukkandikuwul ci benn loi waaye ci ab décision képp bu assemblée nationale la daal di sukkandiku loolu di firndeel ni rek conseil constitutionnel bi nga xam ni ñetti fan ci weeru mars bee ñu génn député yi dañoo sàkk woon ci moom ngir rek mu neenal dogal bi nga xam ni assemblée nationale jëloon na ko ba Ousmane Sonko mën a jëlaat mbalaanu kirlaayam boobule mbir du antu ndaxte ñoom amuñu ci sañ-sañ bi lii rek di firndeel ni dossier bi nga xam ni moom la ñuy toppee ki nga xam ni rek moom moo di Ousmane Sonko moom conseil constitutionnel du mooy ki nga xam ni moom mooy tax du mën a yegg.
jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye dañuy daal di àddu ci manifestation yi fi amoon ak mairie yi nga xam ni song nañu ko yàq bâtiment ya naka noonu yi tamit yenn ci këyitu askan bi loolu nag ki jiite association des maires du Sénégal di Aliou Sall maireu Guédiawaye mi ngi koy ñaawlu di gën a ñaax ndaw ñeek askan wi ci bu ñuy manifester si ñu bàyyi xel ci loolu nga xam ni askan wi ñoo ko moom te la ñu fay soxla ci wàllu këyit bu ñu ko yàqee dina indi ay jafe-jafe Aliou Sall ci micro Moussa Fall. amul lenn lu war a mun a expliquer ñuy attaquer mairie di attaquer état civil di yàq ay documents yu nga xamante ne reconstituer ko dana jafe ku bëgg a dem uti sa extrait naissance muy kayitu juddu dootoo ko am ku amoon certificat de mariage yàqu na ñu lakk ay registre waxuma sax matériel bi ñu yàq waaye information yu yàq musiba la boo xamante ne amul lenn lu ko mun a expliquer donc occasion la pour man pour condamner ko fermement donc gannaaw ba ma waxee suma solidarité maire yi ak dëkk yi ak population yi wax ni ma ñaawloo mbir mi damay def appel à la sérénité pour l'avenir contestation mun na am waaye jël lu nga xam ne yow sa alalu bopp la ngay yàqati ko ba ëllëg boo ko soxlaa nga am problème loolu defe naa bokkul ci xel donc dañuy attirer l'attention vraiment de tous les acteurs vraiment ñu bàyyi xel li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mun ngaa mere maire bi mun nga mere ministre bi waaye li nga xam boo ko yàqee sa bopp nga ko yàqal dafa amul sens daal. bu fekkee ni kii di Macky Sall président de la République dafa daal di taxaw ni dafa bëgg 3e mandat daañu dem fekk ko fa ca palais ba déjjati ko loolu nag ki ko xamle moom moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko ginnaaw bi mu demee seeti ji naatangoom bi di Khalifa Ababacar Sall moom nag ak Khalifa Ababacar Sall weccoo nañu xalaat ci lu yaatu am tamit lu nga xam ne nas nañ ko muy taxawal kuréel gu yaatu gu nga xam ni day sàmm lii di démocratie ci réewum Sénégal naka noonu yi tamit moom Khalifa Ababacar Sall xamle na ni ci biir ndaje moomu daañu fexe ba lii di jàpp ay kujje politique gi di leen dóor ci kaso bi ñu daal di koy dakkal mi ngi Maram Ndiaye Seydina Mbaye. njiital parti bi di Pastef ginnaaw ba nga xamee ni rek bàyyi nañ ko mu ñibbi këram boobu ba tey mi ngi wéy di génn waaye tamit du songu nguur gi nga xam ne rek ñoom ñoo fi nekk moom Ousmane Sonko lu mu wax leer na ñetteelu mandat moom du loo xam ni dinañ ko nangooti fii si biir Sénégal. la question du fameux 3e mandat. li fi jot a xew liñ ci mën a jàngate lii rek la lii di 3e mandat moom mënu fee am te xaw ma kan mooy taxaw wax ni day def 3e mandat waaye bis bu taxawee wax ko dinañ ko fekk ci palais bi génne ko. et le jour où quelqu'un voudrait le faire on ira le déloger au palais. ñetteelu mandat doon loo xam ni dañ koy bañ leneen loo xam nit dañ koy bañ ñoom mooy ñu am ñetteeli nit boo xam ni rek dañ koy dugal ci kaso bi ba du bokkat ci élection loolu moom mooy gis-gisu Khalifa Ababacar Sall suñu sukkandikoo si moom mi nga xam ni moom moo fi nekkoon maire bu Dakar njiitu réew mi Macky Sall duñu nangu benn yoon muy xoqatal kii di Ousmane Sonko. J'avais dit que tu ne devras jamais être le 3e loolu laa waxoon dama noonu doo doon ñetteel bi te mu jaraloon nit ñi nag lu bari. parce que nag trop c'est trop lépp tóoru li nga xam ne moom la ñuy jànge ci lii mooy qu'est-ce qu'il faut en faire xale yi faat ñi ci seen alal ñàkk waruñu neenal waruñu rëccu loolu nga xam ne moo leen dal war nañu ñun ñëpp nañu comprendre ni tabaxaat Sénégal bu bees mooy li ñu war. ngir nekk jàmmarloo ko nguur gi fi nekk ba noppit aar suñu démocratie ñoom lu ñu gis mooy faw rekk kujje gi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci société civile bi mën a booloo doon benn. lu ñuy def rek nañ ko def ci lu gaaw parce que waxtaanu politicien dafa faral di gudd askan wi lu ñu war mooy moom jiitu nañu buñ ko àndul def ci nu mu gën a gaawee ku ko jóg ci ñun def ko it askan wi dina la topp parce que askan yi locomotive la soxla fi mu toll nii mooy kuy xëcc mbir mi kon suñu responsabilité ñun ñëpp ñu xam ni moo tax ñu toog fii di làkki tubaab ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel goo xam ne dafa boole opposition bi yëpp mu doon kuréel gu dëgër boole toutes les forces vives de la nation.
si dal gi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko jamono ji Khalifa Sall ak Ousmane Sonko di rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne rek kilifa diine yi daal nañ koy def mu doon ay kàddu yoo xam ni yëkkati nañ ko si ndaje bi nga xam ni doon na dox seen diggante ñoom ñaar mu doon ndaje boo xam ni njiital parti Pastef moom moo ko sàkku ngir gërëm ñi nga xam ni ñoom ñoo ko doon jàppale ginnaaw ba ñu ko bàyyee mu ñibbi këram naam moom Ousmane Sonko dossier bu ñu koy toppee ba tey jeexagul. Amadou Mokhtar Mbow am téeméeri at moom mooy africain bu njëkk bu jiite kuréel gu mag gi di UNESCO moom nag dellusiwaat na ci jaar-jaaram dellusiwaat yi tamit ci engagement bu nga xam ne am na ko ngir réewum Sénégal waaye nag la mu ca toftal mooy message bu am solo mu délivrer ko ñii di ndawi Afrique ak ndawi Sénégal ñu déglu Amadou Mokhtar Mbow ki ngi tekki ay kàddoom di Mokhtar Nguer. li may njëkkee mooy di sant yàlla ci téeméeri at yi nga xamante si nii may na ma ko di santaale ñëpp ñi nga xamante si nii nga xam ne ci biir réew mi ak bitim réew daanaka ku ci nekk envoyé nga sa benn bataaxal ngir souhaité ma téeméeri at yoo xam ne ci jàmm lay am yooyu yëpp jot naa ko maa ngi leen di jaajëfal moom mos a jàpp ni doomu aadama bu la yàlla dimbalee ba nga jàng ba am yenn compétence yi da nga war a nekk sa dëkk nga liggéeyal dëkk bi wala nga servir àdduna man noonu laa gisee sama àdduna noonu laa gisee nii noonu lañ war a doxalee ma ci porox ndolluwaale rek di ñaaxaale xale yi ndax waruñu yokkat waruñu bàyyi benn yoon ku ci nekk ak foo mën a jóge ci askan woo mën a jóge boo jàngee rek yàlla mën na laa dimbali ba foo mën a taxaw ci àdduna bi di nga mën a taxawal Sénégal di nga mën a taxawal Afrique. Voilà mon message en tout cas que je vous donne. ñu dem ba Touba municipalité ba nag am na koppar yu ñu ko jagleel mu jëm ci wàllu yeesalaat tëli yi programme la bu nga xamante ni nag lu mat ñetti téeméeri ndaw daañu ca amum xëy préfet ba nga xam ni moom moo wala bokk moom moo teewi woon ndaje moomu ñu doon xaatim contrat ba xamle na ni programme bi li ko tax a jóg mooy fexe ba ndaw ñi amum xëy góor a ndakloo. Touba bénéficié wu ci fonds d'entretien routier autonome ñu duppee ko FERA mu di programme bu may lu ëpp ñetti téeméeru ndaw ci am xëy loolee bokk ci yëg-yëgu njiitu réew mi am yéene gën a yàkkali liggéeyum ndaw ñi. di si sant aussi nguuru Sénégal parce que nguuru Sénégal moo fexe ba mobiliser ay fonds def ko fu ñuy wax FERA muy benn fonds boo xamante ne bii collectivité territoriale bu ci ne mën nga fexe ba am ci donc loo xamante ne dina mën a tax nga mën a financer. donc sa entretien réseau routier bi nekk ci sa commune mais loolu aussi bu amee c'est parce que monsieur le maire aussi am na donc capacité bu ko may mu fexe ba xam fan la war a mën a wutee ay ressources additionnelles mu dem wuti ka donc loolu laa koy féliciter parce que bu fekkoon deful loolu xëj na lii tey du ko mën a am. mu dib cérémonie buñ doon siifee contrat yi ci njiital bokk moomeel bu Touba ginnaaw ba muy xamle naka lañu nar a sumbee boobule liggéey. ICC mi nga xam ne mi ngi fi di def liggéey bu rafet di ñu jàppale ci loolu te état Sénégal teg ko fi mi ngi ciy jàpp mi ngi ak ñetti axe yoo xam ne nii wala ñeent yoo xam ne moo ko yor moom lañ ko farale waaye personnel bii ñu séddale ko ci fukk ak ñaar yoo xam ne nii kenn ko ci équipe bu nekk am na foo nekk di ko def entretien du teewul nag bu ñu waree intervenir lu mel ni grande mosquée lu mel ni biir penc mi wala beneen gox boo xam ne nii chaque fukki fan ak juróom équipe bu ne dana dem ci benn quartier intervenir fa nettoyer foofa doore dellusiwaat ci seen axe yi nga xam ne moom la ñu nekk. ci loolee ki yor kàddug ndaw ñi naka noonu it nekkit président conseil communal de la jeunesse bu Touba rafetlu taxawaayu kilifa yi. di féliciter monsieur le maire ci acte bi nga xam ne nii def na ko ak démarche yi nga xam ne nii def na ko ci liggéey bi nga xam ne nii moom la indi si dëkk bi ba ndawi dëkk bi ak jigéeni dëkk bi gis ci seen bopp. di sant DG muy directeur cabinet bi nga xam ne nii moom moo ko doon coordonné ndax yaakaar naa liggéey bi biñ ko tegee ci loxaam dafa woo ndaw ñi ak mouvement de jeunesse yi fi nekk yëpp ne leen liggéey bi mi ngi nii tegaat naa ko ci seen loxo liñ ci bëgg nag mooy nañ fexe ba ñu nekk ci dëkk bi gis ci seen bopp. fexe ba Touba taqalikook lépp lu di mbalit loolee di xememteefu équipe municipale bi ginnaaw ba ñu jëlee ñetti téeméeri ndaw ci programme bi ñu amee xememteefu bale naka noonu yàkkali lépp lu di mbeddi Touba.
ci xëyum ndaw ñooñu la ñuy des muy lu soxal parti PLD ànd suqali yëmbal ñoom nag ci seen gis-gis ñi nga xam ni ñoo di collectivité territoriales yi di mairie yeeg lu ni mel dañoo war a dal di gunge état bi jàppale ko ci wutal am xëy ndaw ñi te loolu nag faaw ñu waxtaan ak ndaw ñi daal di leen taxawal programme yu nga xamante ni daañ ca mën a gis seen bopp mën caa liggéey Mamadou Lamine Fati. ay ndaw yi nga xam ne dañ leen bàyyi ginnaaw beddi leen ci li nga xam ne moom la ñuy wax politique ngir utal leen liggéey ñoo nekkee ci biir banlieue bi lee loolu tax na ba war nañu mën a xoolaat yan jumtuwaay la ñuy mën a indil ndaw yooyu lee ngir mun leen utal liggéey. nit boo koy jàppale xam nga nee nañ nit boo ko may jën da nga koy jàngal ni ñuy nappee mais nit boo ko jàngalee ni ñuy nappee sax te joxoo ko gaal sax wala fii la bu muy nappee amul benn sens mais fii booy amuñu si lu njàpp amuñu liggéey te tey précarité bi ñu gis seen nijaay seen mag yi di ko doon dund pour ñoom dañoo foog ne avenir bi foofu la yem ñoom duñu gis leneen li nga xam ne moo ñëw si ginnaaw pour ñoom seen avenir c'est figé ñoom li seen papa ak seen nijaay yi dund ñoom loolu la ñuy dundaat moo tax booy yu bëri di jël gaal di dem ñun nag yëmbal kenn duñu ko nettali ñun dañoo xam lu fi xew ndax fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee donc yëmbal gis suñu yaay yi vraiment ñu nekk maire yu am jom di xëy suba si di liggéey ak paa yi gars yi di leen dogal si mbedd di leen agressé te loolu mu nekkoon ay phénomène ñoom dafay yàgg mais booy tamit ay jàmbaar ndax à un moment donné ñoom ils ont pris leur destin en main mais yu mel nii dafiy tàkk. ngir gunge ndaw yi ñu am liggéey bu baax fokk ñu jaarale leen ci mbirum entrepreneuriat ku nekk jéem a taxawal sa mbiru bopp. man je pense que nit ki fépp foo mën a nekk da ngay commencer nekk si benn affaire nekk si gëb ko état ñëw fekk si la état nag comme moo ñu njabootu ñun ñëpp il faut que nga am fenn foo tàmbali mu nekk dëgg si ñu ñëw jàppale si mais nag ñi nga xam ne parce que état tamit. dafa am ay démembrement tey ñu ngi wax acte 3 décentralisation ñu ngi wax mairie ñu ngi wax commune mais tey dama foog ne bu ko nekk defoon sa liggéey ku ne mairie ne coopération maire yow bu ñu la tegee si askan yow demal wuti coopération nga xool nan ngay def de telle sorte sa askan nga mos di nga mën a jàppale si benn sens man nag si sens boobu tey fa laa leen di wax parce que man dama gëm ne jeunesse bu ñu leen jàppalee au moins dinañ mën a yegg feneen te fekk ne lépp li nga xam ne moo fi nekk tey di xew si Sénégal gi te yëmbal di si am toujours benn partition bu mu joué mu nekk toujours dans le bon sens. ngir utal ndaw yi liggéey yi nga xam ne ñoo nekkee ci askan wi le fokk ku ne dugal ci sa loxo bu si njëkk nag muy gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo war a gën a nekk ci kanam ngir jàppale nguur gi ñu utub pexe ngir ndaw ñooñu le ñu mun leen utal liggéey. jërëjëf Mamadou Lamine Fati ñi nga xam ni ñoo di mbëri Sénégal nag ci jiital Gris Bordeaux ak ki nga xam ni moo di Balla Gaye Eumeu Sène ak ki tamit Frazier ñoom ñëpp nag daje woon nañu ak ki nga xam ni mooy ministre de la justice El Hadji Malick Sall ginnaaw kàddu yu mu fi yëkkati woon ci France 24 ñoom nag waxtaan nañu ba gindikonte ba juboo am ci seen biir ñi ci dox tànku jàmm ñu ràññee ca El Hadji Khadim Samb ak El Hadji Bekay Mbaye ñu ànd ci ak Ngor Diouf Moussa Dia. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, gannaaw ay kàddu yu mu yëkkati woon ci France 24 ministre bu gàlloo lépp lu jëm ci wàllu justice tey si ndajeem ak waa axlu làmb yëkkati na ay kàddu di jégalu. ay kilifa gi nga xam ne tey dafa yëkkati woon ay kàddu wax ko ci cadre làmb mu expliquer ñu ak grandeur ak intention yi nga xam ne da ko amoon pour wax ko njumte la ci moom mu nangul ko jégal ko nag ci xol bu sedd guy. lépp loo xam ne tey jàppaloon nañ ko tey le ministre tey teg nañ ko ci suuf parce que tamit ñun ay jullit lañu te Sénégal fi mu toll nii jàmm rek moo ñu ñor. bile association amoon lu leen naqari lool. gannaaw seen ndaje ak ministre bi ñu jàpp lépp teg ko ci suuf. bi fi ñëw xam nañu li sabab audience bi ci ñu gis grandeur ci kilifa parce que tamit yàlla nag bëgg na kuy juum di gàgganti kuy juum di jégalu. association bi di sàkku ci ndaw ñi rawatina mbër ñu ndaw ñi ñu jàpp seen loxo. ci ay manifestation yi ni mel. ñuy wax nag suñu rakku mbër yi ak ñi nga xam ne képp koo xam da ngay takk ngeen ma nekk ci làmb suñu mbir yi amatee yu mel ni coow yu mel nii bu amatee nañ ciy dal parce que tamit am nañ ay kilifa ñu jiital yoo xam ne tey ñun làmb rek moo ñu soxal. bi le ndaje amoon ci huis clos maanaam kenn teewu fa ña fa jotoon teew nekk ay communicateurs traditionnels ak ay mbër
tekki ci réew mi lu mën a nekk la li koy firndeel moo di ki nga xamante ni moo di Fallou Seck ñu gën koo xam ci Fallou Café moom ci jaay café Touba lay yëngu lu mat fukki at ak ñeent mi ngi nii waaye nag am na ay ndaw yu nga xam ni jàppale la leen ba ñoom tamit ci njaayum café Touba boobu ñu ciy génn di ci gis seen bopp ndaw yooyu toll nañ ci juróom-benn fukk moom nag lan mooy café Touba ndax bëgg ngeen café Touba di ngeen ko naan nañu ci ànd ak Omar Kane Moussa Fall. daanaka kenn du romb bërëb bi te taxawul jënd café Touba ci gobelet ñu defar ko ba noppi wala pëndëx mi ci sachet yi fanweeru simili bu nekk am ku dem defaat café ci thermos bi su café Touba Fallou bi amee benn goût bu particulier dafa fekk ni du café bu nekk lay jëfandikoo café bi gën a baax lay tànn di ko defar. ay café yoo xam ne nii bu la waxee prix bi sax day kéemtaane su nopp te nit ñi xamewuñu ko noonu comme ku su mel ne arabica nga xam ne Italie lay jógee États-Unis ñoo ëpp luñ koy produire quoi mais jógewu fa Italie lay jóge quoi tey boo xoolee nii kilo bi day dem ba 12000 francs boo ko waxee nit sax daf lay yéem Santos bii am na bu baax am na bu bon am na buy jóge Brésil boobu man moom laa tàmm di liggéey quoi muy Santos des fois ma jël nag ay expresso ay robusta mu corobia ay yeneen xeeti café yoo xam ne waa réew mi xamuñu ko di ko mixé ba am goût bi ma soxla quoi café moom café la mais différence bi moom ci qualité yi lay nekk quoi mais café moom benn doom bi la ak jar quoi. mu nekk activité boo xam ni Fallou mu ngi koy def ëpp na tey fukki at ak ñeent ginnaaw bi mu bàyyi poste vigile bi mu amoon. boobu yàlla dafa def ñuy liggéey ci nasaraan yi doon sàkk lu lew waaye mosuñoo génn sëriñ bi waaye keroog ba nga xam ne jàng nañ xasida bu ñuy wax axiru zaman ba dégg sëriñ bi di wax ne waylun kullal wayli lin nasara maskunuhum ilal jahimi saara texee di ñel na képp ku jéng jëm ci nasaraan bi jëm bi sax xëy na jikko moo tax ñuy wax daal jéng jëm ci ñoom loolu xawat ñu yéem waaye ban xuusee ba si biir sëriñ bi wax ne li talabil jaahi aw wilan waali xat zaaka mat mumul la dal ilaahi maa rasuli bi leftibaay yi ne képp ku dem si ñoom day sàkk fa lu dul tawat bi la dal rek loo fa mën a am dal lay ŋàññi fa yàlla keroog nag laa bàyyi liggéeyal nasaraan bi mel ni daal sëriñ bi dafa mel ni lu may déey na man tegal café booba tali bi melul di booba fii wéet na lool ma ñëw sanc café gi murid di fi daje di jàng alxuraan di sikar waaw ba suñu jëm yàlla yi tey daal ba tey mu demee nii daal waaw. mbébétam mooy valoriser café Touba bi te di ko jaay ci anam bu méngoog jamono. ndax dama doon gis ñu si bari ñu doon wax ne man du ma naan café Touba du ma naan te boo leen laajee du la wax li tax du naan café Touba ma ne nag café ñun danañ ko valoriser waat café maa njëkk a indi fii Ndakaaru maa fi njëkk a teg table di jaay café ñaar man mosuma jaay fukki dërëm jël ay gobelet di ko indi fii ay am na entreprise bu mag bu waa réew mi yëpp xam may business ak ñoom ñu di ma jox ay kaas ma di ko indi fii ne si combat boobu ba fi mu toll mën naa ne plastique fi ñu koy romb ñu koy jaayee café bareetul loolu ma santaat sëriñ bi bu baax bi loolu weesoo ma dem uti ay xeetu emballage yoo xam ne nii xaalis laa si doon def lépp pour valoriser waat liggéeyu sëriñ bi moo nekk nii ba instant bi gis naa ñoo xamante ne nii sax démb ñoo ma doon jaay café waaye tey ñu ma si roy ñu bare bëri. tey Fallou mi ngi gën a yaatal liggéeyam bay waajal ubbi beneen boutique fii ci Yoff ba léegi ci njaayum café Touba bi waaye itam jot na dimbali lu ëpp juróom benn fukki ndaw ci ñu tàmbali njaayum café Touba bokk na ci ñoom Eliman Tambidou ñu fekk ko fii ci Yoff. Sëriñ Fallu Mbàkke jiitu na yàlla ko jiital laay la ñu daal di ñëw ci li gën a fës ci yéenikaay yi ànd ci ak El Hadji Baba Ndiaye.
mbaa yéen a nga ca njiitu Pastef Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ngi joxante loxo dox jëm ci kaw njiitu réew mi Macky Sall. Le Quotidien ne njiitu Pastef ak borom taxawu Sénégal samp nañu kuréel wu rëy ci l'opposition bu Sénégal seen xayma tef nag mooy fexe ba ñu sàmmonte calendrier électoral bi te jeexal ci lu gaaw audit bi ñu samp jëm ci fichier électoral bu Sénégal. njiitu Pastef Ousmane Sonko ak borom taxawu Sénégal Khalifa Ababacar Sall meerum Dakar woon ne seen bëgg-bëgg mooy soppi réew mi ci anam gu mucc ayib teg ko ci yoonu siraatal mustaqim. La Tribune ne opposition bu Sénégal joxante nañu loxo doon benn fas yéene nag dox jëm ci kaw njiitu réew mi Macky Sall. yéeglekaay groupe de médias bi ne jamono ji nga xam ne njiitu Pastef ma ngay wër ak a delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne jàppal nañ ko tànk ginnaaw bi mu nekkee ci jafe-jafe jëm ci coowal Adji Sarr. yéeglekaay bi ne Khalifa Ababacar Sall meerum Dakar bu woon Mamadou Diop Decroix ak seeni ñooñ yëkkati nañ seen baat ngir ñëpp dégg leen critique ne njiitu Pastef Ousmane Sonko nee nag du bàyyi dara mu sedd ndax pression bi dafay gën a taral bëgg-bëggam nag mooy téeméer ak ñaar fukki ndaw yi ñu teg loxo ñu bàyyi leen di mu gën a gaaw yi ñibbi seen kër moom Ousmane Sonko yamu ca ndaxte nee na bëgg-bëgg yi samp si kaw taabal gi bu dee saafara gu yaatu nag amu ci li amoon ci réewum Sénégal bu lu ëpp fukki nit ñàkk seen bakkan lii am nag mooy gën a tar gën a metti gën a diis ci kaw njiitu réew mi Macky Sall. Vox Populi ne njiitu Pastef Ousmane Sonko ma ngi gën a tarali kàddoom donte mu ngi ba tey ci contrôle judiciaire ndax moom Ousmane Sonko nee la ñu teg ci kaw taabal gi saafara gu yaatu lañ ciy sàkku lu ko may nag lu ñu seen muy ñuul ci réewum Sénégal mooma te ñaareelu génn bi ñu nar a génn ci réew mi moo nar a gën a tar fuuf gën a tàng gën a metti génn wu njëkk yi nga xam ne lu ëpp fukki nit ñàkk nañ seen bakkan. Sud Quotidien ne ngir gën a dooleel démocratie bu Sénégal ak état de droit sax fi dàq ci réew mi opposition bu Sénégal nag ci sampub kuréel wu yaatu lañu jëm ba tax Khalifa Sall Ousmane Sonko woo ci ñëpp ñi nga xam ne loola yitteel na leen ngir ñu taxawu réewum Sénégal jëm ci wàllu woowe ba noppi nag ne léegi taxaw nañu temm ngir defanteeg njiitu réew mi Macky Sall le mandat nii Ousmane Sonko Khalifa Sall seen àndandoo bi daal ànd ñàkk pexe la de moom njiitu Pastef Ousmane Sonko nag naqalu bu baax tojate yi nga xam ne def nañ ko ci makaat yi nga xam ne nee nañu tubaab yi ko moom ci réewum Sénégal Ousmane Sonko ni la muy wax dafa leer nañ ni amul layam-layam yi te bu ñu jaawale mukk seen wi xeex ndax amuñu benn jafe-jafeek réewum France laas ne njiitu Pastef Ousmane Sonko njar nay kàddoom ba noppi tëmbal ci galas ginnaaw magasin ak Auchan ak bërëb yu bëri yoo xam ne dañu ko rajaxe ginnaaw fitna yi réewum Sénégal soobu woon l'observateur ne même bu dee jàmm gu sax dàkk nag waxtu wi la ñëpp di sàkku ci réewum Sénégal mbir yi mën na tar gën a compliqué ci ay bés bu ñu dëgmal ndax bu dee njiitu réew mi Macky Sall nee na kenn mënu koo teg pression ci réewum Sénégal Ousmane Sonko njiitu Pastef ne tey la wàlla gën a ay ndax nag la ñuy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mooy ponk ñu teg ci table gi ñu indi ci saafara nu mu gën a gaawee Ousmane Sonko ne kàddu yu mu teg ci table gi ne du ñu dellu virgule te jëf lay xaar ci njiitu réew mi ba mu jeex tàkk ci wàllu wi enquête ne moom njiitu Pastef Ousmane Sonko bataaxal bu Moustapha Guirassy ak i gaayam dugaloon ca conseil constitutionnel boo moo ne du mujj fenn maanaam ci kaw gàttal lañ doon séntu lépp dara du ci am lajjite dëgg boo sàgganee moo ci nar a am enquête ne njiitu Pastef Ousmane Sonko malaanu kir layam nag boo sàgganee da ko nar a ñàkk ba faw mbumbaay beek xumbaay bi ci administration bu Sénégal jeex na ba faw les éco ne njiitu réew mi Macky Sall moo ci jël dogal dakkal lépp lu jëm ci ay dotation ak ndaamaat yi nga xam ne ñu ngi koy jox administration bu Sénégal yéeglekaay bi ne état bu Sénégal nag def na jéego wu rëy ci autoroute à péage bi ndaxte léegi nag téeméer boo jël ñaar fukk ak juróomi état bu Sénégal moo ko moom ci capital bi yéeglekaay bi ne Mansour Faye mi ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi def na jéego wu rëy ci juróomi at fa nga xam ne ay naataangoom def nañu ay at te amuñu yile jéego le soleil ne état bu Sénégal nag léegi am na téeméer boo jël ñaar fukk ak juróomi ci capital autoroute à péage bi dox diggante Ndakaaru Diamniadio ak AIBD yéeglekaay bi nag léegi ne état bu Sénégal at bu nekk juróom-ñetti téeméeri million lay jot wuteeg loolu la mu doon jot at bu nekk di ñaari téeméeri dërëm source ne Mansour Faye nag def na jéego yu rëy ci dem beeg dikk bi ndax joyante gu rëy am na ci autoroute à péage bi waxtu wi nag ñuy xaar ñu wàññi bu baax njëg yi ci dem beeg dikk bi ci autoroute à péage bi yéeglekaay bi ne Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal tëj na ràpp coow li jowl ci ñàkkum mbasum Covid-19 ci Sénégal ndax moom jëwriñ gi nee na nag ñàkk wi dañ ko fas yéene wéyal ci réew mi maanaam ci ko gàttal amul tànki gannaaw kanam la jëm Vox Populi ne Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal nee na nag Sénégal day fas yéene wéyal ñàkk bi ci AstraZeneca ak Sinopharma donte coow laa ngi ne cour ci réewum Sénégal ñu bàkku jëm ci làmba ji fekk fa Balla Gaye 2 borom Géejawaay mu ñu xamal ni combat bi dox diggam ak Bombardier dina ko duma dina ko daan ba noppi dellu Géejawaay yëglekaay bi ne combat Moussa Ndoye Sa Thiès taxaw na Pakala ak Forza taxaw na te Gaston Mbengue moo ko tëgg Libération ne musiba dëgg nag moom ca mexe benn jànk buy wuyoo ci turu Awa Cissé fukki at ak juróom-ñaar la am la patron am jàpp fëgg koy yet ba mu faatu yëglekaay bi yamu ca ndaxte nee na Coly Faye nag la mu def moom musiba mënu koo gën a rëy ci réewum Sénégal te Coly Faye mi juróom benn fukki at ak ñett la am benn doomu xaritam bu am juróom-ñeenti at la jàpp di ko tëddee ba muy ñeenti yoon mais da ngay seet loolu rek. ñu ngi leen di jaajëfal Damiyu di jaajëfal Abdoul Aziz sama doomu baay Thiandoum Ngone yaay ngaan naka noonu El Hadj Malick Cissé mi nga xam ni moom moo yëwénal lépp ba ñu mën leen a jébbal xibaar yu mucc ayib te leer nañ jàngeen jëf ci teewlu gi ak ànd gi ak ITV.